asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV ci seen émission bii di ànd xeex coronavirus tey jii nag mu nekk rek bés bu nga xamante ni tamit dinañu dellu siwaat ci xayma bés bi xool tolluwaayu jàngoro ji ci réew mi loolu dinañ ci ànd ak directrice générale de la santé Marie Khemesse Ngom Ndiaye waaye nag tey suñu invité mooy le maire de Mérina Dakhar dans la région de Thiès département de Tivaouane muy monsieur Aymérou Gningue nekk yi tamit député à l'Assemblée nationale nekk président groupe parlementaire bu am solo dinañu ànd itamit ci li nga xam ni moo di dundu couvre-feu waaye itamit ñaanu bés bi dinañ ci ñëw tey jii nag yemoo ak rek li nga xam ni moo di le 15 gis nañu ni ñaari nit ñàkk nañu seen bakkan ci bisub tey bi ci mbas mi di coronavirus mu toll ci kon ñaar fukki nit ak juróom yu faatu ci mbas mi ci bésub tey bi am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak benn cas mu am ñaari cas communautaire benn ca Guédiawaye benn ca Touba waaye nag bu ñu xoolee xaymab lim bi fi mu toll ci Sénégal fi mu toll nii mi ngi bëgg a egg ci li ñu tuddee njombaxtal li ñii di ko wax le pic ñu nekk ci 1394 cas au total maanaam tey jii mel na ni jàngoro ji law na ba egg ci niveau bu nga xamante ni xaw na doy waar dañ ci ànd ak directrice générale de la santé docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mu defal ñu xayma bés bi. ci bésu tey bii di àjjuma fukki fan ak juróom ci mois de mai 2020 ci junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak ñaar fukk ak benn dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak fukk ak juróom-ñeent moom la ñuy wax cas contact ñaar la ñuy wax cas communautaire te tey ñu ngi leen di fekk ci Guédiawaye am na benn ca Touba tam am na benn ñeent fukk ak juróom-ñett malade yoo xam ne dañ leen entré woon hôpital biñ leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróom benn cas grave nag ñu ngi tëdd ci fi ñuy wax réanimation mooy ci bërëbu sawetaas yi fii ci hôpital Fann am na benn hôpital principal am na juróom yeneen i malade yi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci lal hôpital yi ñu leen di fekk seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan Sénégal mu ngi doolee ci di naqarlu di am tiis ci ñaari nit ñi nga xamante ne génn nañu àddina ci li nga xamante ne mooy mbas bi ñuy wax Covid 19. kenn ki moom am na benn góor la boo xamante ne am na juróom fukki at ak juróom-ñett moom mi ngi gaañoo ca këram ci fee ñuy wax Parcelles Assainies fii ci Dakar bi ñu ko defalee test bi nag gis nañ ne dafa ànd ak doomu jàngoro ji kenn ki moom tamit góor la am na juróom benn fukki at moom mu ngi dëkk ca Pire ci région Thiès moom mi ngi gaañu ci bésu tey bii di àjjuma ci fajar gi ci 6h50 du matin ci hôpital principal fii ci Dakar ci bésu tey bii bi mbas mi ñuy wax Covid 19 duggee ci Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci ñaari junni ak ñetti téeméer ak fukk ci ñi nga xamante ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoom wër nañu ñaar fukk ak juróom génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lal hôpital yi ñu leen di ko ne di faj ñu ngi toll ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent. jërëjëf docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñu koy jaajëfal mu nekk jigéen ju jàmbaare di jaajëfal yi tamit ki nga xam ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram muy Abdoulaye Diouf Sarr ak i tamit docteur yi nekk ci réew mi yëpp maanaam personnel de santé bi ñu ngi leen di jaajëfal yi tamit le groupement national des sapeurs pompiers di leen massawu ci seen ñi nga xamante ni am nañu doomu jàngoro bi parce que tey dem nañu ba toll ci jamono ju nga xam ni ñoom ñi nekk au secours des population tey ñoom ñi dañu exposé wu moo xam personnel médical bi la moo xam waa Croix-Rouge la wala boog waa groupement national des sapeurs pompiers ñi ngi leen di jaajëfal di leen gën a massawu ci li nga xam ni moom moo fi am ndaxte tey ay nit lañu yu nga xamante ni nii dañu am mission te mission boobu da leen a jaral lu nekk pour sauver bakkanu doomu aadama ñu ci courir nag ay risques yu bari mais yàlla na leen yàlla aar ñi nga xam ni ñoo ci ñàkk seen bakkan yi tamit yàlla na leen yàlla
xare ajana te am nañ ci yaakaar parce que mbas moom bu ñu ko xësee ba wax boo ci ñàkkee sa bakkan da nga mel ni ku ñàkk sa bakkan ci jihaad. ñuy wax yi tamit jaajëfal président de la république ci mesure yëpp yi nga xam ni jël na ko pour jàppale askan bi ngir tamit xeex li nga xam ni moo di coronavirus bi mais askan bi la ñuy gën di ñaaxaat bu ñu dellu mukk di bàyyandiku bu ñu dellu mukk ginnaaw ci xeex bi ñu war a xeex jàngoro ji dëgg la waa kër docteur ñi ngi def lu ñu mën mais ñun ñoo leen war a jàppale nan lañ leen di jàppale kenn ku ci nekk da ngay jël sa ay responsabilité parce que responsabilité bi elle est d'abord individuelle avant d'être collective maanaam nit ki ci boppam moom moo war a jël ay matuwaayam balaa société bi di jël ay matuwaayam lépp luñ ñu wax ni lii bu ñu ko defee dinañu mucc ci jàngoro ji wala mën nañ cee mucc nañu ko saxoo nañu ko dëkkoo respecté ko te tamit di ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu wet ñoom tamit ñu respecté li nga xam ni moom la kër docteur wax loolu jafewul mooy ku amul looy dox toogal sa kër beneen bi ci des mooy booy génn takkal masque bi ci des mooy del raxas sa loxo ak saabu bi ci des mooy boo amul saabu del raxasoo alcool gel ñu ne déet na waay ñu ne na ngay garder distanciation sociale ñuy moytu di dajaloo ñuy moytu lépp lu nga xam ni mën na lawal jàngoro ji kon nag kenn ku ci nekk war nga sàlloo ak loolu parce que discipline moom mooy tax tey jii ñun ñu génn ci mbas mi ki nga xam ni moom la ñuy dalal wax naa leen ko mooy Aymérou Gningue muy député à l'Assemblée nationale nekk président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar waaye tamit nekk maire de Mérina Dakhar di sama mbokkum Kajoor ndax man maa nga sosoo ca Ngaay Mexe takk wax Ngaay wax Cëng wax Mbaylaar wax Kër Madiop Jëmb wax Ñaaxeen wax Cilmaxa ba egg fi nga xamante ni moo di Pekes Mérina Dakhar yi tamit ma nga fa Kuur ak Joor Kuur ak Matar Kuur ak Dek ba ci Kuur ak Xàndan loolu yëpp ëmb rek gox bi nga xamante ni ñun fa la ñu cosaanoo ma am mbégte lool président pour dalal la nga présenté wu d'abord wax ak askan bi nuyoo ak ñoom ñu jublu ci tontoog laaj. waaw jërëjëf Malick maa ngi nuyu mbokki Sénégal yëpp di ko jaarale nag ci seen télévision bi di i-télévision di la nuyu bu baax di la sargal di kontaan itam ci émission bi ni nga xam ne moom ngeen koy doxale daanaka bi ma la dégloo ci émission bi damay gis ni li ñu war a wax yëpp wax nga ko parce que jàngoro bu fekkee dafa nekk mbas nekk cim réew te amuñu garab gu koy faj amuñu ñàkk bu koy aar li nga xame ni moom la boroom xam-xam yi wax ni bu ñu ko defee yàlla mën nañ cee musal loolu rek la ñu mën a def mooy fexe ba jàngoro ji ñuy fexe ba li kër docteur wax mooy nañuy soriñante nañuy raxas suñuy loxo nañuy takk ay masque yoo xamee ni nii bu ñu jegee nit bu fekkee ni tisli na walla mu sëqat lay jóge ca moom du mën a dugg ci ñun loolu mooy li nga xamee ni nii wax dëgg yàlla bu ñu ko defee dinañu mën a aar suñu bopp ci jàngoro ji jàngoro nag bu xësee am te nga xamee ni garab amul li nga xamee ni nii mooy li ci ëpp solo mooy li nga def tey mooy naka la ñu mën a sensibiliser nit ñi di wax ak ñoom di leen fàttali seen taxawaay naka la mën a demee di leen ko fàttali jamono bu nekk parce que buñ leen koy fàttali ñu sax ak loolu rek mën nañu fexe ba jàngoro ji du law parce que jàngoro la boo xamee ni gis nga ak kaay lu ñu mën a wax bis boo demee ba nga xamee ni ñi feebar kër docteur antanultu leen pour mën leen a saytu pour mën leen a jàppale ca feebar yi ñu am day nekk loo xamee ni day fay ëpp dayoo kon dañuy wax ni jàngoro la boo xamee ni fii ak ñi feebar kër docteur mën na leen a téye jàpp leen bu fekkee ni dañu nekk ci ay jafe-jafe yu mat surtout ñu war a nekk ci ay service réanimation ñu réanimer leen bis boo xamee ni dem na ba loola mu ëpp li nga xamee moom la suñu réew antan rek day jur musiba boo xamee ni kenn du xam nu mu toll loolu moo tax jàpp naa ni wax ji rek moo ci ëpp solo parce que jàngoro la boo xamee ñi muy dal te duñu xam ni dal na leen dañoo bari parce que téeméer bu nekk
lu ëpp juróom-ñetti fukki nit ak juróom-ñaar mën la leen dal nekk doomu jàngoro bi nekk ci ñoom te duñ ko xam sax wala mu jeexital ci ñoom waaye nag ñamuy dal te mu jeexital ca ñoom yàlla bu lim bi ëpp li nga xamee ni nii moom la suñu structure médicale yi antan kon nag loolu mooy wax ji kon du mbirum ndakaaru rek mbirum ndakaaru la waaye mbirum gox-goxaat yi la mooy fexe ba lii ngeen di def ngeen koy def ci seen télévision rajo communautaire yi di ko jël di ko jàllale mais ñun itam en tant qu'acteurs sociaux ak élus locaux ñu koy jàllale ca base ba di waxtaan ak nit ñi defe naa ni mooy li nga xamee ni jàpp naa bu ñu ko defee ñëpp def ko te loolu la Sénégal loolu la borom réew mi tam woote parce que borom réew li mu xam mooy xam loo xamee ni nii bu duggee ci am réew mën naa nasaxal koom-koom bi mais mën naa naxasal itam wér-gu-yaramu doomu aadama yi te wér-gu-yaram comme niñ koy waxee du mbirum docteur day faj waaye wér-gu-yaram mbirum ñëpp la buñ la nee lii daal boo ko moytoo incha allahu yàlla mën na laa muccal loolu da nga koy def parce que am na mag bu baax bu doon wax ni fagaru mën naa guddal fan waaye sàggan itam mën na ko gàttal defe naa ni loolu su ma ko waxee kajoor bu mel ni yow ak ni nga tuddee dëkk ya nga xawee ñoo wër kajoor diggante ngaay ak cilmaxa jàpp naa ni kooku di nga ko mën a dégg te defe naa Sénégal yëpp mën nañ koo dégg. alors monsieur le maire tey lay wax dañu lay bàyyi d'abord nga présenter ñu commune bi nga xam ne askan bi ñoo la wóolu teg la ca bopp ba pour nga jiite leen muy Mérina Dakhar boo ñu ko doon présenter tey pour suñu mbokku téléspectateurs yi xamul fan mooy Mérina Dakhar ak Mérina Dakhar nu mu bindoo nan nga ñuy présenter commune de Mérina Dakhar. waaw Mérina Dakhar damay wax ni dëkk la ci li ñu mën a tudde xolu Kajoor. ndax boo jógee ngaay di dem cilmaxa bala ngay yegg Pekes da ngay ñëw d'abord ci Mérina Dakhar soog a dem Pekes jóge Pekes jëm ñaaxeen ba keroog ngay dem cilmaxa bu fekkee da ngaa jaar ci tali bi nga xam ne itam moo jëm Ndar boo génnee ngaay da ngay jaar dëkk bu ñuy wax Kel soog a dem Ndand Mérina Dakhar mooy dëkk bi nga xamee ni di commune boo xamee ni am na téeméeri dëkk ak fukk ak juróom lu war a mat juróom benn fukki junni nit di fa yeewoo suba gu nekk muy commune boo xamee ni ba ñuy def réforme bi en 72 dañu ko tàmbali woon région de Thiès tàmbale ko ci di département Tivaouane Mérina Dakhar nekkoon centre boo xamee ni test la woon ca réforme 72 ci décentralisation muy dëkk boo xamee ni li nit ñi dundee di dund mooy bay ak sàmm mbay nag dañ daan def bayum nawet waaye léegi nit ñaa ngi góorgóorlu ba fu ndox am wala ñu def fa teen boo xam ne nit ñi mën nañ fa roose ñi ngi góorgóorlu pour di def mbayum noor lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu mbayum pombiteer wala mbayum soble wala mbayum lujum yi léegi mi ngi avancé bu baax ci suñu commune mu nekk commune boo xam ne itam am na toolu courant boo xam ne ma nga fa nekk ci dëkk bu ñuy wax Touba Jaxate ñu daan ko wax mbukki boo jógee ngaay di dem Kel da nga koy romb mu nekk centrale boo xamee ni toolu courant la boo xamee ni dina liggéey lu war a mat fanweeri mégawatt maanaam daal ci nu ma koy tegtale mën naa jox courant lu war a mat ñaari téeméeri junniy ménage ñaari téeméeri junniy kër ci la ñu fay liggéey ci wàllu courant muy nag gox boo xamee ni goxu cosaan la parce que boo duggee biir Mérina Dakhar di nga dem dëkk bu ñuy wax ngi gis falaa dëkk man mii waaye di nga dem dëkk boo xamee ni ñoo ngi koy wax Battaluma Samba Tako di nga dem dëkk boo xamee ñoo ngi koy wax Tabbi di nga dem dëkk boo xamee ñoo ngi koy wax Loyeen ca Loyeen ya nga xamee ni dëkk boo xamee ni nii dafa boot moom itam lu bari ñu koy wax Kel te nga xamee ni ab sekoom boot na ñeent fukki dëkk ak ñaar seko bi nga xamee moo nekk Mérina Dakhar boot juróom-ñaar fukki dëkk ak juróom loolu yëpp boo ko boolee muy téeméeri dëkk ak fukk ak juróom muy dëkk boo xamee ni dëkku jom la nit ña fa nekk néew nañu doole waaye nag ñu gëm seen bopp lañu xam histoire ba pare di ko doxal muy réew moo xamee ni ku fa nekk rek yàlla def nga am fa baat dafa fekk ñu waajal la parce que ku ñu waajalul mënoo koo jiite ndax lu tax mooy dafa boole cosaan ak modernité loolu daal laa mën a wax ci Mérina Dakhar ba keroog nga may laaj leneen.
ayca monsieur le maire wax nañ ko léegi xubbeeku balaa ngay lakkale olof ni fagaru moo gën faju kon nag tey jii ñi ngi ci épidémie mbas bi mu dugg ci réew mi depuis le 2 mars boobaak léegi président jël na ay matuwaay en tant que chef de guerre ndaxte ci guerre la ñu nekk mu joxe stratégie bu nga xam ne dafa wàcc ba ci gox-goxaat yi yéen tamit en tant que maire ngeen koy doxal alors ci wàllu woowu au niveau de Mérina Dakhar naka nga taxawee pour ak sa conseil municipal pour jàmmarloo ak jàngoro ji aar askan bi ba bu fa duggagul it bu mu fa dugg. waaw loolu tam li ma ci bëgg a jëkk a wax mooy d'abord ma sant waa kër docteur ya fa nekk xam ngeen ni santé niñ ko organiser fii ci Sénégal dafa am ay poste de santé Mérina Dakhar am na 4 poste de santé yoo xam ne fi mu nekk ña ngi fay dox am nañu itam ay case de santé waaye wax dëgg yàlla fi ñu jëkk a tàmbalee mooy mission yi nga xamee ni waa kër docteur yi infirmier yi ak ñi nga xamee ni ñooy liggéey ci wàllu santé même bu fekkee ne ay assistants sanitaires lañu dem nañu ci nit ñi pour yee leen pour wax ak ñoom mais aussi ma remercier rajo yi nga xamee ni ñoo fa nekk parce que Ngaye dafa am ay rajo yoo xamee ni ay rajo yu am solo lañu te ñun ñëpp dañ leen di déglu ñoom itam ñoom ay émissions yoo xam ne yu am solo lañu yoo xamee ni dañuy yee nit ñi ci wàllu li ñu war a taxawee pour feebar bi bañ a law ci biir Mérina Dakhar ñoo ngi sant yàlla bu baax parce que feebar bi duggagul ci ñun ñoo ngi ñaan yàlla bu mu fa egsi waaye gis nga li may jëkk a souligner mooy ren bi Sénégal nekkee Sénégal ba tey ren la bi mois de mars jotee rek bépp maire boo xamee ni nii yaa ngi ci Sénégal jox nañ la li ñuy tuddee say fonds de dotation ak say fonds de concours loolu nag musul am non seulement li ñu joxe musul toll ni li ñu jox ren waaye itam waxtu biñ ko joxee dafa mel ni biñ koy joxee dafa mel ni yàlla daf ñu doon xaar ci ni am na mbas moo xamee bu ñëwee dina laaj maire yëpp taxaw loolu moo tax bi nga xamee ni yëf yi ñëw na li ñu jëkk a def mooy dimbali nit ñi ci wàllu produit yoo xamee ni bu ñu ko dee jëfandikoo ci wàllu raxasu ci wàllu jël li ñuy tuddee les liquides hydroalcooliques seet li nga xamante tam moom la ñu war a wax ak ñoom lépp luñ ci mën ñu def ko def nañu ko wax dëgg yàlla séddale ko ci réew ma yépp mais itam comme mbir mi dafa am lu mu tënk ci wàllu koom-koom ba nit ñi lañ daan mën a demee ci luuma yi ak di nga xamee ni moom la ñu waroon a mën a dimbandikoo amuñu ko ñu tàmbalee jàppale ñi nga xamee ni ñooy daara yi tàmbalee jàppale ñi nga xamee itam ay kilifa diine lañu ay kilifa aada lañu mais lu bari day socc ñoom ñooñu tam ñu seet naka lañ leen ci jàppale surtout bi mu tombee ak weeru koor wi waaye nag xam ngeen ni état bi dafa jël ay matukaay yoo xamee ni bi mu xamee ni mbir mi dafa dal ci ñoom xam nga plan de riposte boobu nga xamee ni teg nañu ko daf ci am loo xam ne dañ ko war a jël pour dimbalee ko néew doole yi néew doole yooyu nag ñun li ñu jàpp muy suñu stratégie mooy fii may wax ak yéen dañu xaar waaye nag denc nañu ci suñuy bërëb magasin lu toll ak junniy sàkku ceeb denc nañu ci suñuy magasin lu toll ci juróomi junniy kilo suukar denc nañu ci suñuy magasin lu toll ci juróomi junniy liitaru diwlin mais nag mënuñoo jiitu état bi ci séddaleem moo tax dañu bëgg a bàyyi état bi ba mu def séddaleem ñun itam ñu toppaat ci parce que comme xam nañ ni daanu du daj suuf te itam fu état bi jaar dina am loo xam ne war nañ koo fatt bu ko defee mairie bi dina fa jaar pour fatt ko pour dimbali doomu aadama yi mais loolu ci wàllu dimbal la ci wàllu dund mais li gën a am solo mooy ñu aar suñu bopp ba wax dëgg yàlla mbas mi ñëw ci réew mi yàlla dimbali ñu waaye itam ñu dimbali suñu bopp ba même buy yóbbu mu yóbbu loo xamee ni wax dëgg yàlla réew mi dina ko antan loolu nag li ñu ko war a mën a may mooy li nga wax yow Malick Thiandoum ci bi ngay ubbi mooy fexe ba sàmmonteeg li nga xamee ni moom la borom xam-xam yi wax fexe leen ba daje yi bu mënee ñàkk ngeen bañ a dem ca daje fexe leen ba bu ngeen génnee seen kër lu mu néew bis bu nekk ngeen laxas seeni loxo ak saabu juróomi yoon ba fukki yoon saa bu ngeen génnee na ngeen ko def fexe leen bay sol masque yi te masque yi ñu def nga xamee ni tissu la
war nañ ko mën a fóot di ko mën a utiliser waat fexe leen itam ba bu ngeen di nekk ci mbooloo ngeen di dandante lu mu néew benn mètre parce que loolu dina tax feebar bi du mën a law am na tam yeneen matukaay yoo xam ne jël nañ ko ci wàllu masque yi fii may wax ak yéen commandé naa 5 000 masque yoo xam ne ni dama koy waajal pour école yi parce que école yi dafa war a ubbi surtout xale yi nga xam ne dañu war a def examen yooyu yëpp denc nañ ko téye ko pour bu boobaa ñu mën ko jox xale yi ba bu ñu demee ci école yi yàlla mën leen a aar ba du ñu fa jële feebar waaye itam du ñu jële feebar bi di ko delloo ci kër yi ndax muy mën a law ci biir commune Mérina Dakhar. alors monsieur le maire wax nga ko léegi am na ndimbal gu nga xam ni président de la république ci plan de riposte bi mi ngi ko jagaleel askan bi mais ndimbal googu dafa war a dem ci ñi nga xam ni ñoo ko yelloo dëgg-dëgg muy ñi nga xam ni dañu jàpp ni néew nañu doole. au niveau de Mérina Dakhar wax nga ko village yi bari na lool macha allah askan ba fa yeewoo yi tamit bëri na mais nan ngeen liggéeyee pour saytu ñan ñoo ko war a am tey tamit xalangu mënta daj suuf li état bi joxe mënta mat wax nga ko am na lu ngeen fàggandiku ndax yaakaar nga ni askan bi ko yelloo yépp dinañu mën a jot ci ndimbal loolu ci anam yi nga xam ne noonu la ko président bëggee. waaw ci kattanu yàlla d'abord li may jëkk a wax mooy dañu def benn commission boo xam ni commission bu yaatu la bu mucc ayib defe naa ni ba ñu defee commission bi waxtaan ba jël cible yi ñi nga xam ne dañu nekkoon ci li ñu tuddee le registre national ak ñañ ca toftal Sénégal waa Mérina Dakhar yëpp juboo nañu ca commission ba ni lii bu ñu ko defee dina baax waaye nag xam nga séddale dafa metti boo séddalee rek dina am koo xam ne di nga ko tëb te xañ na kooka boo xoolee critères yi waroon nañ ci mën a bokk loolu moo tax ñu ne muy suñu stratégie ñu ne ñun dañuy bàyyi ba état bi def li muy def parce que état nag moo yor pouvoir central président de la république moo décidé ni dinaa jël lu mat benn fukki milliards ak juróom-ñeent dimbale ko nit ñi ndax doole état ñun amuñu ko waaye nag bu ko defee ba pare am na fu ñu ko mën a féete ñun en tant que élus locaux mooy fexe ba ñi nga xamee tëpp nañu leen te jàpp nañ ni waroon nañ leen mën a dimbale ñu fexe ba ñooña ndimbal mi yegg ci ñoom jàpp naa ni nag ci ni ñu tëralee ak ni ñu waxtaane ak ni commission bi liggéey muy liggéey bu mucc ayib te préfet bi jiite woon ko commission bi ay nit yu am xarala yu am engagement bokkoon ci jàpp naa ni incha allahu rabbi bu ñu fi jógee defe naa ni Mérina Dakhar dina nekk commune boo xamee ni zéro contestation lay nekk benn coow yaakaaruma mu jóge Mérina Dakhar parce que ni ñu ko bëgg a doxalee dinañ ko doxalee doxalin bu sell boo xamee ni jàpp nañu képp ku ñu war a dimbale dinañ la dimbale te nag même loolu bu amul na ngeen jàpp ni ba fii ma toog saa boo xamee ni war nañoo taxaw askan wi rek ñoo ngi taxaw ci ñoom parce que wax naa leen sànq li ñu def ci daara yi li ñu xamee def nañ ko tam ci kilifa yi nga xamee dafay am ñuy socc ñoom te bu ñu sowee ci ñoom il faut duñu leen mën a bàyyi ñu dem ak neen loolu yëpp ñoo ngi ciy liggéey dafa fekk dafa nekkul loo xamee ni war nañ koy publicité waaye nag xamante nañu daal ñun ña nga Mérina waa Mérina xam nañ ñun xam nañu waa Mérina kon ñoo ngi liggéey ak ñoom di ñaan yàlla daal li ëpp solo mooy feebar bi daal yàlla na yam fii yàlla na ko réew mi antan yàlla bu mu dem mukk ba ëpp ñu loxo te loolu nag matukaay yi nga xamee président jël na ko ak li nga xamee moom la digle muy ci Sénégal ak bitim réew da ngay xool feebar bi jaaxal na ku nekk waaye président yàlla daf ko dimbale ba le 2 mars avant même benn feebar di génn ci Sénégal lépp lu ko waroon ci taxawaay jëloon na ko taxawal ko yàlla dimbale ko ba mu def ko ci mat goo xamee ni alhamdulilahi rabbil alamin rek la ñu war a wax. alors monsieur le maire président jël na dogal ni nañu ubbiwaat jàkka yeeg jumaa yi nit ñi dem julli ji jël na dogal ni xale yi le 2 juin la ñu war a dem jàngi ji luuma yi tamit donte ci gox bi lay yam ubbiwaat nañu ko loolu yëpp yi tamit dafa laaj toujours mu am ay mesures d'accompagnement d'abord dañuy commencer ci élèves yi wax nga ko léegi commandé nga ay masques mais balaa ñuy dugg ci classe yi laaj na nu désinfecté ko waaye tamit élèves yi faaw ñu am masque yu doy
personnel enseignant bi faaw ñu am masque yu doy faaw ñu am ni tamit lépp lu nga xamante ni jumtuwaay la bu leen di aar ci mbas mi la alors ci fàll boobu ndax mun nga indiwaat rek ay leeral ci yan disposition nga nar a jël pour jàppale élèves yi ba ñu mën a jàngi ci anam yu nga xamante ni dëppoo na ak luy xeex mbas mi. waaw xam nga élèves yi suñuy doom lañu ak suñuy jarbaat ak sax suñuy sët parce que toll nañu foofu léegi président de la république gis nga bi muy jël damay dàq d'abord dafa jël décision nañu ubbi président mosul tëj jàkka xam nga mbiru jàkka yi dañu waxtaan rek ni distanciation physique bi nga xamee moom la laaj daf ko delloo woon kilifa diine yi ñoom ñoo wax ba ni kon nag nañu moytu daje yi parce que bu ñu dajee ci jàkka yi jàngoro gi mën a law bi mu amee ay coow yoo xam ne dafa jib am ñoo xamee ni parce que mbirum foi mbirum gëm-gëm dafa bari doole président wax ni loolu moom tëjul jàkka ku mais nag bu ñuy daje nañu seet naka la ñuy dajee ba nit ñi daal bu ñu taqaloo parce que bu ñu tappaloo rek feebar bi mën na law gis ngeen ko am na ñu wax ni mën nañoo julli te jël distance su 1 mètre am ñoo xam ne dañuy continuer tëj jàkka yi loolu yëpp dafay wane ni comme ni ko président Moustapha Niasse doon waxee démb foi ak loi mën nañu ànd dëkk kon li am solo mooy ñu fexe ba mesure barrière yi nga xamee ni wax nañu ko rek ñu fexe ba loolu am loolu moo tax président de la république ministère de l'éducation nationale dina jël matukaayam yépp yoo xam ne war na ko jël ci wàllu enseignants yi ci wàllu masque yi ci wàllu désinfection yi mais nag comme ñun tam école bi surtout école primaire dafa nekk loo xam ni compétence la boo xam ne état daf ñu ko delloo ñun dañu am taxawaay bu ñu ci war a am parce que ña nga xamee ñooy jànge ci biir école mairie Ndaxaar suñuy doom lañu suñuy sët lañu suñuy jarbaat lañu moo tax lépp lu ci mat lu ci war a am ci taxawaay ci wàllu set-setal ci wàllu désinfecté ci wàllu jàppale leen ci masque yi ci wàllu indi fa ay bërigo nit ñi di raxasu ba la ñuy dugg ci école yi lépp lu ci war mairie bi dina ci taxaw du ci xaar kenn état bi tam dina def liggéeyam waaye ñun itam ci suñu boor dinañu def li ñu war a def pour mbir mi gën a yomb ci ñëpp oyof ci ñëpp parce que li ñu bëgg mooy école bi nit ñi jàngi ñu organiser examen yi parce que at boo xam ne dañ ko invalider ci école musiba la cim réew loolu moo tax bépp taxawaay bu ñu war a am ci li ñu nga xamee ni moom la ñu état bi dénk muy sañ-sañam mu transférer ko collectivité locale yi collectivité territoriale la war a wax parce que député moom sañatu la wax collectivité locale mais collectivité territoriale lay wax bu boobaa ñu doxal ko te xam ngeen ni am na benn circulaire boo xamee ni ministre bi nga xam ne moo yor collectivité territoriale yi yónnee na ko maire yi yónnee ko gouverneur yi yónnee ko ñëpp wax ni école bi dafay war a ubbi kon na ci ñëpp am taxawaay boobu dinañ ko am ba mu mat sëkk ñun ak suñu naataango maire yi nag parce que bu may wax itam fii xam nga ni damay yóbbaale ñi nga xamee ni ay maire lañ te yàlla mayu leen chance ñoo am opportunité dajeek Malick Thiandoum ci émission bu am solo bii kon ñooñu itam maa ngi leen di yóbbaale géew ñoo xam ne ñun ñëpp ñoo war a am taxawaay bi te jàpp naa ni ñoom ñëpp am nañu pas-pas bi pour ñu ànd liggéey pour xeex li nga xamee ni moo fi nekk te muy mbas moo xamee ni dañoo war a xeex ba génne ko Sénégal. alors monsieur le maire dama lay bàyyi nga naan benn kaasu ndox ñu dellu si waat continuer waat waxtaan wi parce que li ñu war a waxtaan ak yow yaatu na parce que yi tamit wax nga ko léegi yaa ngi assemblée nationale jiite fa yi tamit groupe parlementaire am na ay dogal yu nga xam ne assemblée jël na ko pour rek mu gën a dooleel président mu gaawal xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex mbas mi loolu yëpp dinañ ci dellu si waat ci ñaareelu pàcc bi ñu bàyyi la nga naan ndox ñu ñëwaat tuuti alors dañuy continuer rek ànd ak xale yi nan la ñuy dundee couvre-feu bi ñenn ñi ay étudiants lañu ñenn ñi ay élèves lañu dund couvre-feu tout de suite balaa ñuy dellu si waat. salaamaaleykum waa Sénégal donc c'est l'incontournable Galamou Thiam Diallo donc borom mbedd mi du mbalit donc mbedd mi du mbalit boo leen ko déggee benn association la de jeunes yu nekk fii ci réew mi donc doon digle démb set balaa tey door a ñëw donc nag ñu gis état mobiliser tous les moyens tey pour éradiquer ko ñu gis ministère de la santé communication bi mu ciy def xeex bi mu ciy def donc ñu gis ne du ñoom kese ñoom ñoo koy mën a def donc Sénégalais yëpp jóg
di ci xeex ñu ne ñun moom duñ ci des ginnaaw. mais suñu journée de sensibilisation yi buñ ci nekkee ba wàcc ba ñu si suñu kër tamit dañuy continuer sensibilisation bi par tous et pour tous donc dañuy def ay live ci sama page Facebook Galamou Thiam Diallo donc c'est juste tamit pour jeunes yi nga xamante ne ñu ngi doon dàqante policiers yi ci mbedd mi donc ñoom ñu dem mën a ko live yooyu noonu ñu kàpp ñu foo ñu ree mais si biir loolu yëpp c'est de l'humour intelligent donc ñu kàpp ñu foo ñu ree mais tamit mu am jàngale live bi nag mu ngi tudd taxaw seetlu pour le Covid-19 nous nous défendons ensemble nous vaincrons réew mi ñu ñoo ko bokk ñu ñoo ko bokk. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum yéen téléspectateurs ITV vidéo bi ñu ngi koy def di àndandoo pour xeex coronavirus aussi di wax ci wàllum couvre-feu bi nan lañ koy dundee man en tant que étudiante ni may dundee couvre-feu bi mooy maa ngi toog suñu kër suñu cours yi ñu ngi koy def en ligne nga la yéen tamit ñi nekk ci yeneen secteur lu ci mel ne wàllum commerce wala lu mu mënti doon yéen tamit jëm leen ngeen def lu ni mel ngeen toog seen kër yi bu ngeen mënee def seen réserve alimentaire wala lépp lu ngeen soxla loo xam ne ñu ci biti ngeen soxla ko ngeen jëm koo jënd dugal ci biir ñeneen ñi nga xam ne nag du parce que du doole yamul du ñëpp ko am ñi ngi ñaan état si jëm boppam mu génne xaalis bu bari def ko ci wàllum alimentation parce que moo ëpp importance parce que da ngay gis ñoo xam ne dañuy jaay bàyyi 1 heure ci la ñuy dem uti seeni ndugg wala yu demee noonu état mooy jënd lu baree bari distribuer ko yenn famille yi voilà et que aussi ñu moytu contact yi parce que bu ñu seetloo résultat yu yees yi ñu mujjee wax da ngay gis ne cas importé yi mi ngi wàññeeku mais cas communautaire yi mooy ëpp ak cas yi nga xam ne ay contact la ñuy doon donc ku génn ci jëm boppam du ñu def ay contact ba egg ci kii donc ñun ñëpp ñun ñoo war a rassembler wu toog suñu kër yi waaw bu ko defee noonu yaakaar naa ne dinañ ci gën a mën a xeexee feebar yi kilifa diine yi ñaan bu ko defee feebar bi jóge fi incha allah tamit autorité politique yi ñoom ñu jël seeni mesures de prévention yoo xam ne dinañ xeex te ñun sax waruñu leen ko bàyyee ñun ñëpp ñun ñoo war a ànd te ñun nit ñu ciy jàppee mooy que ne ñu toog suñu kër yi donc restons chez nous. muy message yu am solo jóge ci ndaw ñi te lu jóge ci ndaw jëggu ci nopp ndaw war na ko mën a jëfee parce que ñi nga xam ni ñoom ñooy wax noonu tey am nañu prise de conscience te tey dafa am fu nga xam ne fu ñu toll fu nga xam ne kenn ku nekk da nga war a def prise de conscience et une prise de conscience graduelle maanaam lu feebar bi gën di law ngay gën di jël sa ay matuwaay dafa am solo. alors dañuy delluwaat rek ak monsieur le député maire Aymérou Gningue continuer waxtaan bi ak moom ci beneen xët bu ñuy ubbi monsieur le honorable député sax laay wax président am na tey barki Dembo Ndiaye ki nga xam ni moo di sa naatangoo di. Sonko génn na am lu nga xam ni wax na ko surtout ci ni ngeen doxalee jël plein pouvoir jox ko président de la république muy doxal sañ-sañ ak yu bari jox ngeen ko ba tax na fi mu nekk nii dañu jàpp ni mooy buur di bu mu moom nee na loolu àndu ci ban commentaire ngay def ci lan moo tax assemblée daal di jël dogal boobu gën a dooleel président ci xeex coronavirus bi. waaw Malick maa ngi lay delluwaat di la nuyu téléspectateur yépp xam nga mbir boo koy natt da ngay seet si kam li ñu def yoon moo ko maye walla yoon mayewu ko li nga xamee ni moom la ñu tuddee loi d'habilitation dafa nekk ci constitution Sénégal bu fekkee ni dañu def état d'urgence am yoo xamee ni nii dafa am ay xat-xat ay événement yu am solo yu xew mu mel ni guerre la nag boo xamee ni ki ngay geral gisuloo ko parce que ennemi invisible la parce que virus la bu fekkoon ni tey dañu fiy nekk lu ñëw ñu indi ko assemblée nationale dina am dogal yoo xam ne bu ñu ko bëggee jël mën na tardé loolu moo tax bi président ñëwee ñu def loi d'habilitation waxal ko ni ko lépp lu jëm ci koom-koom lépp lu jëm ci budget lépp lu jëm ci kaaraange réew mi ak lépp loo xame ni nii dafa jëm ci wàllu wér-gu-yaram dañ la may yow ak sa gouvernement ngeen jël ay dogal su ngeen jëlee ay dogal même bu fekkee dogal yooyu dafa doon jaar assemblée nationale bala muy mën a taxaw
may nañ leen ngeen jël dogal yooyu. loolu nag boo gisee ñu def ko mooy pour mën gaaw dajale li nga xam ni mooy mëtukaay yi ñu war a mën a dajale ba liggéey bi mën a yéwén loolu moo tax ñu def ko. beneen bi ci des mooy sénégalais yi nañu xam ne jox président loi d'habilitation taxul li nga xamee ni def na ko du ko delloo ci assemblée nationale. parce que bépp dogal muy ordonnance boo xamee ni jël na ko bala ñu koy mën a dugal ci suñu dispositif loi da koy delloo ci assemblée nationale pour assemblée nationale daje ratifier loolu. te Malick gis nga boo xoolee li lay won ni d'ailleurs joxuñu lépp président de la république mooy fan yii yëpp gis ngeen ni assemblée nationale bi ngi liggéey ndax am na fukki projet de loi ak benn yoo xam ne ñëw na ci assemblée nationale ñoo ngi liggéey ci commission yi ñoo ngi liggéey ci plénière yi di gëstu ak di saytu loi yooyu pour mën ko voter parce que dafa nekk ay loi yoo xam ne soit Sénégal da ko am te jokkalante ak bitim réew dafa laaj ñu voter ko soit dafa nekk ay loi yoo xam ne ni dafa laaj ñu voter ko pour mën a doxal yenn yi nga xam ne ay service lañu ñu war ko doxal te mu nekk ci biir réew mi te état d'urgence bi tax nañu ko waroon a mën a doxale wuñ ko noonu. kon nag jàpp naa ni booy natt mbir da ngay seet ci est-ce que li ngay def am na légalité mooy est-ce que am na base légale kon tontu naa ci nee naa wéy constitution moo ko may. est-ce que li dal ci suñu kaw waroon na tax ñu daje ba jox sañ-sañ yooyu président de la république pour que li muy def mu mën cee gën a gaaw mën a jël ay dogal yoo xam ne dina mën a aar sénégalais yi defe naa ni foofu la ñuy xaar président de la république foofu la ñuy xaar gouvernement bu responsable foofu la ñuy xaar tam nit koo xam ne nitu politique nga bu responsable. gis ngeen taxawaayu homme politique yi ci wàll woowu parce que bi ñu xamee ni feebar bi ñëw na rek Sénégal yépp dañu taxaw nekk benn parce que dañu xam ni lii nga xam ne dafa dal ci kaw Sénégal dafa laaj ñu bàyyi wujjee bi te jéem a nekk benn. dafa am ay jamono wujjee ak jamono yoo xamee ni jamono ànd nekk benn la pour xeex li nga xamee ni dafa dal ci suñu kaw te bari doole te mi ngi faagaagal ay réew yu ñu ëpp doole fap kon nag Sénégal gàcce ngalama parce que ba tey ci rapport yi ñuy def ci àdduna bi yëpp dañuy jël Sénégal comme exemple ci ni mu taxawee ci xeex lii nga xamee moom la ñu tuddee Covid-19. alors ba léegi rek honorable ñu dellu siwaat ci discours bi nga xam ne wala adresse à la nation bi président def barki démb gaal di gën a woyofal dogal yi nga xam ne jëloon na ko moo xam couvre-feu bi la moo xam ci wàllu dem beeg dikk bi ak yu mel noonu ak ubbiwaat marché yeeg luuma yeeg lu ni mel loolu nit ñi jàpp ni dogal la bu xaw a doy waar ndaxte bi jàngoro ji di gën a néew doole la ñu gënoon a tëj askan bi fi mu toll nii président jékki-jékki rek daal di libéré waat askan bi mel ni daf leen ni yéen a ngoog jàngoro jàngoog jël leen seeni responsabilité wala boog dafa xalaat ni sur le plan économique suñu réew attanul tëju bu metti bi ndaxte ñu bëri ci secteur informel bi la ñu nekk ak lu ni mel ban jàngat nga am ci dogal yooyu nga xam ne président jël na ko. waaw jàngat bi mooy dañu wax ni. bu fekkee ni garab dafa dem bay jur jàngoro da ngay fexe ba garab googu nga teg ko ci suuf xam nga dafa am borom xam-xam yu bëri te bërki démb rek dama liir benn waa OMS nga xam ne mooy organisation mondiale de la santé ñu wax loo xam ni président ak experts sénégalais yi ñoo leen ko jëkk a wax dañu jóg ni virus bi kat comme amuñu garabam comme amuñu ñàkkam nañu seet naka la ñuy mën a dëkkee ak moom dëkk ak nag noonu boo xam nga fexe ba jël say matukaay ba du la faagaagal te nga mën a continuer di saytu sa koom-koom di xëy di liggéey te mu bañ laa gaañ bañ a wàññi kenn moo gën nga tëju rek bañ a liggéey parce que bu boobaa dina nekk saafara soo xam ne day jur jàngoro saafara buy jur jàngoro nag yàlla nañ ci yàlla musal boo yoree réew nag da ngay am paramètres yu bëri yoo xam ne da nga koy sóoraale xam nga réew mi am na ñu fi jógoon di wax naan nañu jóg ubbi jàkka yi bari na ñu ko doon wax du ñu julli ji sax ci jàkka yi xam nga lu ñu bëgg indi coow rek su ko defee bu fekkee ni jàmbarloo am na benn bakkan daanu ci wala benn nit dee ci parce que jàmbar la nooy ak takk der yi
ñu jóge fa mu indi fitna. dañu nekk ci àdduna boo xamee ni nii nañu moytu suñu bopp parce que boo xoolee réew yi ñu wër yépp dafa am ay fitna yoo xamee ni ya fa nekk yépp ay nit yuy mbubboo diine lañu kon nag yooyu boo ko xamee te yor sa réew yor réew mi te xam ko te jaxasoo kilifa yi di waxtaan ak ñoom di nga am loo xam ne da nga koy faj fekk la ngay faj xañ na xale mi ngi toog gisu ko waaye yow gis nga ko li gënoon a garaaw ci réew mi mooy ñu indi fi ay coow yoo xam ne ñu dul julli ji ñoo koy indi ba bakkan rotti su ko defee ñu profitoo ci mu indil ñu yeneen jéeye yoo xam ni yàlla nañ ci yàlla musal kon nag li président wax mooy nañu liggéey yi nañu oyofal li nga xamee ni nii mooy mesures yi ñu jëloon wax dëgg yàlla bi bu ko defee itam nit ñi am nañu xel xam nga man maa ngi nii toog suma kër wóor na wóor yàlla ni man du ma dem ci jàkk fi mu nekk nii du ma sama njaboot du ci dem parce que maa leen di jiite ci kër gi waa loolu ñu bari mën nañ ko def te xam naa ni am na ay junni nit yu def loolu kon nit taxaw ci jàkka ji nodd du tax nit ñi dem de parce que nit ñi xam nañu ni boroom xam-xam yi li ñu leen wax il faut que ñu sàmmoonteeg loolu mooy fexe leen ba daal diggante seeni diggante lu mu néew na mat mètre ba dem mètre ak genn wàll fexe leen ba daje yi nga xamee ni nii du farata ci yéen ngeen fexe ba moytu ko fexe leen ba yenn daje yi nga xamee mën naa ñàkk ngeen fexe ba moytu ko te ngeen di sol masque te ngeen di raxas seen loxo te ngeen di sàmmoonteeg set mooy li nga xamee moom la boroom xam-xam yi digle te réew nag boo ci bëggee nekk président de la république sax day déglu boroom xam-xam yi ci wàllu woowu parce que mosul jël décision te dajeelewul le comité scientifique ñu wax ko ñoom lan la ñu xalaat ci mbir mi ci loolu ci lay sukkandikoo pour jël ay décision politique yi nga xam ne moom lay jël. alors ba léegi rek honorable ñu ñëwaat ci beneen mbir parce que li ñu constaté réew yu bari sax yi nga xam ne dañu amoon certitude ci wàllu maanaam seen plateau médical ni mu relevé jàngoro ji dem na ba ëpp leen doole suñu réew mi suñu maanaam personnel médical bi macha allah ay jàmbaar lañu ni ngi def liggéey bu mucc ayib mais ci wàllu moyen mbas mi tax na ñu xam ne am na ay limites quand même ci suñu hôpitaux yi te loolu jot na ñu saafara ko te yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci pencum ndaw réew mi askan bi yaakaar na leen ci pour que ëllëg bu lu mel nii buy amati fekk ñun am nañu matuwaay yu mat sëkk ci suñu hôpitaux yi suñu personnel médical bi tamit ñu gën leen a aar jox leen ay moyens yu ñu liggéey. waaw loolu lu am solo la man d'accord naa ak yow ci ni bu ñu jógee ci lii war nañu toogaat xalaataat lu ñuy gën a renforcer suñu système d'organisation de santé maa ngi effectivement profito pour sant ñëpp ñi nga xamee ñi ngi liggéey ci kër docteur ñi nekk ci laboratoire yi professeurs yi docteurs yi chercheurs yi ñi nga xamee ñoo nekk ak malades yi muy infirmiers yi muy soignants yi muy ñi nga xamee sax ñoo ngi raxas saal yi ak di désinfecter ñoom ñëpp ci la ñu bokk waa kër service d'hygiène ak waa kër santé parce que feebar la boo xamee ni nii àdduna bépp war nañ ci amaat jàngat bi mooy lan mooy ndakate nit mën naa jéem a tabax ay hôpitaux yu bëree bëri am moyen yu bëree bëri benn virus boo xamee ni bët mënu koo teg bët sax ñëw fitnaal ko fitna bi nga xamee moom la ko defee boo seetloo ci sama njël benn waxtaan maa ngi lay wax ni yàlla nañ yàlla dimbale ba li nga xamee ni docteur yi antan nañ ko kër docteur antan nañ ko yàlla bu ñu passé lim boobu parce que gis nga ay France ak États-Unis ak yooyu yëpp bi ñu demee ba nga xamee ni lim bi nga xamee day egsi ci hôpitaux yi dafa dem ba mënatuñoo jël malade yi dugal leen ci réanimation pour mën leen a saytu dañ leen di bàyyi ci couloir yi te loolu mooy indi dee yu métti yi moo tax fexe ba ñun daal ñu aar suñu bopp sàmmonte kër docteur di sol masque yi di moytu daje yi man daal jàpp naa ni communication boobu nga xamee ni yow Malick Thiandoum moom nga def bi ngay ubbi waxtaan wii bu fekkee ni teg nañ ci suñu tànk sénégalais bu nekk xam ko borom kër bu nekk xam ko chef de quartier bu nekk xam ko kilifa diine bu nekk xam ko kilifa aada bu nekk xam ko te di ko waxtaane ak sa waa daayira ak ñi nga xamee ni ñoo jokk ci yow yaakaar naa ni yàlla mën nañoo musal ba fi ñu jàpp ni feebar bi am na fu mu fa yegg ci yeneen réew yu am doole ya mu bañ a egg foofu te itam nag ñu sàmmoonte nag ak liggéey bi ndax liggéey bi itam dafa am benn rapport bu ma doon xool léegi bu wax ni bis bu nekk weer wu nekk
bu fekkee ni nit ñi dañu toog seen biir kër li ñuy tuddee croissance économique mooy PIB bi nga xamee mooy natt alal ji nga xamee moom la ñuy liggéey ci réew mi dina am ñaari poñ ak juróom yoo xamee weer wu nekk dina ci wàcc loolu ban réew moo ko àndal loolu bu fekkoon dañ ko def ci Sénégal mooy ci at mi fanweeri poñ dina wàcc suñu production intérieure brute waaye production intérieure brute bu ñu demee ba téeméer bu nekk fanweer wàcc ci loolu day jur nit ñi di dee ci leneen coronavirus du leen rey waaye leneen moo leen di rey xiif ak mar ak bëgg a dem te mënoo dem ak beneen jàngoro bu la dal nga war a faju te doo mën a faju bu boobaa tam bu ñu comptabiliser day metti kon daal li ci nekk mooy nañu sàmmoonte kilifa yi li ñu wax président jël na ay mesures yoo xam ne yu am solo la wax ko askan wi na askan wi ànd ak loolu te ñun nag ñu gunge ko ci élu local bi na ko ci gunge borom kër gi na ko ci gunge chef de quartier bi na ko ci gunge chef de village bi na ko ci gunge kilifa diine bi na ko ci gunge kilifa aada bi na ko ci gunge képp ku am baat daal na nga gunge président ci loolu parce que loolu mooy suñu sowataas buñ ci jaaree daal jàpp naa ni lépp dina baax. alors monsieur le maire lay kiyaat ndax xam nga ni commune bi nga yor commune rurale la ku ko xam ni bay dafa am solo président ci yërmande mi ngi xalaat doomu Mérina Dakhar wala boog doomu baykat yi nga xam ni ñu ngi ci taax yi te war a delluwaat ci tool yi ñooñu yi tamit ci jamono yi di ñëw dinañu xool nu ñu leen di yombalale dem bi pour ñu dem bayi ji mais bu ñu ñëwee ca dëkk ba yi tamit est-ce que laajul ñu xool seen wér-gu-yaram saytu ko balaa ñuy delluwaat foofu nga xam ni mooy ci tool yi ci Mérina Dakhar. waaw xam nga comme li ma koy waxee feebar bi day docteur yi ñoo ko waxee man duma docteur dañu wax ne téeméeri nit yu mu dal juróom-ñett fukki ak juróom-ñaar ay cas asymptomatique lañ ko tuddee mooy du ñu xam ni sax feebar nañu wala boog seen yaram dina am lu muy produire loo xamee ni dina xeex ak jàngoro bi kon tam il faut pas ñu yóbbu yëf yi foo xamee ni wax dëgg yàlla yeggu fa parce que nit yàlla mi ko sàkk dafa def ci moom itam ay mécanisme de défense yoo xamee ni loolu yàlla moo ko sàkk ba pare defal ko ci biiram léegi nag ñi nga xamee ni dañuy nooraan si président dafa ni dañu war a dellu ci tool yi parce que xam nga phénomène nooraan dafa yàgg ci Sénégal koo xamee bu nawet bi jeexee nga ñëw Ndakaaru am loo fi fortaat luwaat loolu sax am na lu ñu bëri ñu mu gàllankoor parce que am na ñoo xam ne itam dañu demoon ci seen i dëkk mais ñu tëj leen fa mënatuñoo dellu si mais loolu yëpp ministère de l'intérieur def na benn plateforme pour que nit ñi bindu ci pour ñu seet leen non seulement dañu leen a war a seet bu ñu yeggee ca dëkk ba mais fii ci Dakar sax war nañu mën a jël ay matukaay ba bu ñuy dem ñu dem ci ay centre ñu xool leen testé leen xool ba xam amuñu benn jàngoro parce que seen yaram tàngul ñu soog a mën a dem bu ñu demee itam ku ci am loo yëg nga ñëw ca poste de santé ba la gën a jige docteur bi seet la saytu la bu fekkee ne am na lu war ci yow ñu def ko loolu tam moo war a nekk taxawaayu élus territoriaux yi ba nga xamee ni ñun ñëpp daal dinañu bokk liggéey pour jàngoro bi ñu mën koo tënk ba fa mu war a yegg du fa mën a yegg. ban message ngay tëjee pour waa Mérina Dakhar ak Tund Kajoor honorable waaw xam nga nag Kajoor yow da nga ma daaneel parce que da nga lim Kajoor jaar ci kuure yi dugg dégg nga maam jàjj jaar Ngigis dem Mbul dugg ci àll boobu yëpp te xam nga loolu soo ko waxee joor bu mel ni man dëkk Ngigis da ngay yëngal xolam. dëgg la kon nag maa ngi sant waa Kajoor yëpp képp ku ma dégg daal da nga xamee sama nuyoo yegg si na ci yow maa ngi sargal nag kilifa diine yi nekk Kajoor yëpp ndax kat man lii may wax mën naa ko wax ci kaw man daal ni ñu àndeek man ci liggéey bi ak ci wax ak doomu adama yi rafetlu naa ko parce que ñoom ñëpp ña ngay wax ak nit ñi di leen yee di leen wax ni nañu téye seen bopp te itam nañu fegu ndax fegu moo gën dañu Kajoor day wax ni xeddi ko bala ngay lakkale kon nag ñoom ña ngay xiddi ko bu baax a baax a baax maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu waa Mérina Dakhar yëpp mais di nuyu tund Kajoor yëpp di nuyu képp ku yewoo ci département Tivaouane ak région de Thiès wasalaam.
jërëjëf donc monsieur Aymerou Gningue député maire de Mérina Dakhar nekk tamit président groupe parlementaire ñu ngi koy jaajëfal ci disponibilité bi di gën a ñaaxaat askan wi rek ñu respecter mesures barrières yi mais aussi ñu gën a sàmm mag ñi parce que boo leen xoolee ci jamono yi ñi ciy génn àdduna ñu ci bari dañuy am juróom-ñaar fukki at wala boog juróom-benn fukki at ak lu topp ñeneen ñi ci des dañoo am ay feebar yu ñuy wéyaale képp ku am feebar booy wéyaale moo xam diabète la moo xam cancer la moo xam insuffisance rénale la moo xam maladie pulmonaire la yooyu yëpp boo ko amee da ngay toog nañu aar tamit xale yi tuut tànk yi ñu bañ di doxantu ndaxte mag ñi lu ci bari dañuy génn ñun ci biti indil ko suñu maam ci biir ba far lor ko kon nag nañu fagaru bu baax gën a sàmm mag ñi gën a sàmm ñëpp kon nag dañuy daal di rek ànd ak Ablaye ak i tamit Modou Diouf doomu xiinin daal di leen tàggu daal di ànd également ak abbé Alphonse Ndour ak imam Zakaria Cissé ci ñaan ñu tëje ko ñaan di ñaan yàlla nañu yàlla kartanal ba ñu mën a mbas mi ba mbas mi ne mbàpp ñu jaar ci kawam jàll jëngeen jëf ba altine incha allah ci beneen émission ànd xeex corona. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen. Dieu qui a envoyé ton Fils pour sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi. Kon mbokk yi topp ITV ba tey si ñaan yi nga xam ne moom la leen di baaxee surtout jamono yi nga xam ni jamonoy feebar la feebar yu wesaaroo tasaaroo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko wala nit ñu baax ñi inspiré woo ko ci alquran wala ci sunna ñu mën cee delluwaat pour ñaan yàlla mu fekk feebar bi ci ku mu dalul ku mu dal tamit ñaan yàlla pour yàlla teggi ko mu bokk ci ñaan yooyu ñaan bi nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne ko mooy bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiu l alim ma baamtu ko bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiu l alim yaa ngi li muy tekki mooy maa ngi sàkku aaru maa ngi ñaan yàlla sàmm ma yàlla ñoŋal ma yàlla puusal ma lépp loo xam ne lor la kon maa ngi sàkku aaru maa ngi laxatu ci turu yàlla moom yàlla mi nga xam ni amul lenn loo xam ne dana loru ànd ak turam maanaam turam nit ki bu ko waxee ñaan yàlla mu aar ko ci amul benn lor boo xam ne dana jóge feneen di dal ci kawam lor bu mu mën a doon moo xam si nit lay jóge moo xam ci rab lay jóge moo xam ci feneen lay jóge kon maa ngi ñaan yàlla sàmm ma ci turam bi nga xam ni wala moom mi nga xam ni amul dara loo xam ne dana loru ànd ak turam du ci asamaan du ci suuf amul luy jóge ci asamaan amul luy jóge suuf te boo waxee asamaan ak suuf wax nga àdduna mooy univers bi kon univers bi yépp turu yàlla amul lenn loo xam ne dana ànd ak moom wala kooku ànd ak turu yàlla muy am ak lor bu koy dal yonent saa sallam nee na ku xëy wax ko amul dara lu koy dal ci musiba bu soobee yàlla lu jóge ci borom bi subhanahu wa taala ku gontu wax ko tamit yàlla sàmm ko aar ko du am dara lu ñaaw lu bon loo xam ne dana ko dal lu jóge ci borom bi subhanahu wa taala kon lii njàngale yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam te guddul jullit bu nekk même bu ko dégloo bu ko mokkalul woon topp ko dégluwaat ko mën na ko mokkal su ko defee mu am kóolute ni bu soobee yàlla lu jógewul ci yàlla rek du mën ci moom dara te du ko dal mu gën a dalal xelam donc lii nañ leen indiloon tey yal na yàlla yombalal nangul ñu daxal ñu mboolem feebar yépp yoo xam ne yu ñaaw la rawatina covid 19 bi nga xam ne moo lëmbee àdduna asalaamaaleykum wa rahmatullah